Tyson waxoon na ni làmb mën naa dem ba 100 millions. dem na 130 millions. ba 160 millions. alors kon ñun daal ak ki nga xam ne moom moo ñu jiite muy suñu président de la république ñun ak suñu ministre bi nga xam ne nous sommes fiers de lui ndax bëgg gu mu bëgg sport mais plus particulièrement la lutte ñun ak suñu président du CNG bi nga xam ne dañu am yaakaar ci moom mu ànd ak équipe boo xam ne équipe bu forte la muy ñoom Issa Ndiaye ñoom Abdou Aziz Gueye ñoom Manga 2 ñoom Abdourahane Ndiaye ak ñi ñooñu nga xam ni xam nga lu tax ñuy wax ni président ministre bi dafa technicien la am na ñoo xam ne su leen coptewul woon wala waxtaanul woon ak ñoom ñu ne ñun kenn woowuñu mais ñëpp la woo léegi nag ci seen responsabilité la des ku bëgg liggéey rek di nga liggéey. fexe na ba secteur bu ne mu xëcc ci kenn ku ne mu xëcc la dugal la ci biir. kon moom dañuy wax ni c'est un grand technicien. mais nag ñuy ñaan yàlla rek ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yi. ñun ñëpp ñu fexe nu ñu leen jàppalee ñoom équipe bu bees bi. mbokk yi ni leen ko waxee waagaan tey suñu père Bourkhane Wade la ñu am. li muy wax bu ngeen ko déggee ngeen xam ne lu mu xam lay wax duñu waxtaan ak moom ba bàyyi nag te tudduñu problème mu am combat bu mag digganteem ak Tapha Tine donte làmb ji ubbeegut mais ngeen am champion mbër mu mën a bëri mu mën a xeex ñu bari ne Boy Niang li tax mu jël Tapha Tine. waaw xam nga loolu man buñ ma ko waxee toujours damay wax nit ñi des fois dañuy fàtte Lac de Guiers bëri naa ak champion yi fi nekk yëpp képp kuñ ne mën ngaa bëri rek bëri naa ak yow ñii mu daan leen kenn rek moo ko ci daan muy Eumeu Sène Modou Lo daan na ko mais par point la ko daane muy avertissement kon kenn du naatable ak champion ñeneen ñi ñuy wax sax ñooñu daan nañ leen mais moom ñaari yoon la mës a daanu bii dañ ko daan carrément bii ñu daan ko par point te ku ñu fi wax ndaanaan nga li commencé Tafa Gueye Yékini Papa Sow yaa nga dégg Issa Pouye Zos képp ku ñu wax ne mën naa bëri rek daan na la kon c'est un très grand champion ñun ñu bëreek moom 30 minutes yoo xam ne 15 minutes yëpp dañ ko dominer ñoo koy attaqué ñooy xeex ak moom ñoo ko yóbbu ardo ñoo koy song am na lu ca xew nag résultat final ba moom la ñu jox ndam ñu ko ci ñaanal yàlla yàlla na ko jig waaye di ñaan yàlla aussi am yeneen i victoire tey jii ñu doon dëkk Balla Gaye waaw kuy dëkk Balla Gaye bëreeg Lac de Guiers la mu bëreeg moom lan ngay bañ ci Tapha Tine ban risque fa war a nekk mais Tapha Tine père daa nekk mbër mu ñu bari di moytu de maanaam moytu ko moo tax ba tey sax mën na ne fii mu toll ci làmb mu toll. man mii xam nga lu ma daan wax bu jëkk ba. waaw man maa ragal Tapha Tine bëréew ma ak moom. xam naa ne képp koo xam ne yaa ngi ci presse bi. waaw yàgg naa ko wax. waaye ay jàngat da cee am. soo fekkee ne yow bëgg nga Balla Gaye daan na Tapha Tine. su fekkee ni par exemple bëri nga ak Lac de Guiers daan na Tapha Tine. ban risque nga war a xalaat pour bañ a bëreeg Tapha Tine. li taxoon nga ragal Tapha Tine bu njëkk. ba doo bëreeg moom daa nekkatul ci moom wala. boobu Balla Gaye laa bëgg. stratégie la woon. waaw boobu Balla Gaye laa bëgg. su ma mënul am Balla Gaye damay am li fi sës. mbër muy toog muy doon naan la ñemewuma ko nangam te nga nekk ci biir làmb ji. waxin la rek. man li ma bëggoon awma ko. damay seet leneen. liñ ciy ragal ñu gis Tapha Tine ak sa mbër. Boy Niang néewul doole. waaw mais dayo bi. ñu gis ko fi mu jaar ak Bombardier ca xeex ba nam demee Elton ak ñëpp ñu ci bari bu ñuy xalaat xëy na loolu la ñuy ragal. waaw léegi Bombardier dafa daan Balla Gaye. Balla Gaye dafa daan Tapha Tine. kon fan la yëf yi nekk. mais ni ñu gis ni Tapha Tine def Bombardier moom dafa metti. waaw même bi mu ko defee ba pare laa la wax. ci la Bombardier dem daan Balla Gaye mi nekkoon roi des arènes. waaw xam nga Tapha Tine moo njëkk a def Bombardier. waaw ginnaaw gi Bombardier ñëw na daan Balla Gaye mi nga xam ne moo daan Tapha Tine. dëgg la kon làmb nekkul foofu. làmb stratégie la mooy gagné. keroog bu may jël
loolu sax dama ci nuyuwaale Aziz Ndiaye bu ma ne ma kan nga bëgg ma ne ko Sakka Dior wala les deux mu ne ma bul sacrifier doomu jàmbur. loolu la wax. waaw. fexeel. ngeen seetal ko moroomam 6 mois wala 7 mois après ci lay doog a nangu pour ñu bëreeg Sakka Dior ñu daan Sakka Dior. mu jox ñu les deux. ñu daan les deux. Aziz Assane Ndiaye ba mën na koo jox ñu Dolf dafa ne non man boobu léegi maa ngi liggéey ak yéen. mais Dolf da leen ëpp doole. ma laaj Boy Niang ne ko ndax mën ngaa bëri Dolf mënu waay père bu ma mënoon bëri Dolf kan laay bëreel ñu dem taxawal combat keroog bu mu ko daanee. làmb jépp ba ñuy jël ay kon 6 combats lañ ko fekk 6 victoire ñu daan ko. bi ñu jël Brise de Mer. musul am défaite. Brise de Mer. ñu daan ko loolu nekkul suñu problème ñun xam nga lan mooy suñu problème xam nañu am nañu un très grand combat parce que champion la ñuy bëreel. waaw kuy wax loolu moo tax ngay wax. champion la ñuy bëreel boo xam ne moom tamit presque ci génération li mu fi def bari na. parce que ku daan ñoom Boy Sey daan ñoom Tapha Tine yaa ngi dégg daan ñoom Cech daan Bombardier yaa ngi dégg kooku sooy bëreeg moom ne xamul dara da ngay nax sa bopp. ba pare sax nit ñi xeex bi lan gis mais dafa mën a bëre. non man ma bëre laay wax man xeex bi man jaaxaluma. parce que làmb mën ngaa xeex ba mu jeex ñu daan la. te résultat final ba mooy daan. lu dafa mën a bëre. c'est un très grand champion. làmb nag sa adversaire boo ko joxul valeur mënoo koo gagner il faut nga jox sa adversaire valeur pour mën koo gagner mais boo ko tegee koo xam ne du dara dalay daan ba ñibbi këram ngay doog a xam ne daan nañ la. ñun nag xam nañ ne combat bi c'est un très grand combat te il faut une forte préparation. te loolu incha allah dinañ ci nekk te ñu ngi ci. ñu ngi ci te dinañ ci nekk. parce que combat bi ñëwagul. waaw mais terewul Boy Niang moom buñ doon wax mën nañu wax ne Boy Niang la tudd sant entraînement. waaw moom dafa ñëwee entraînement kenn du ko wax jógal nga dem entraîné ji. moom bu waxtu yu jotee moom mooy demal boppam entraînement. kon mën nañu wax ne moom Boy Niang la tudd sant entraînement. tudd nga ko léegi duñ mën a bàyyi te dugguñu ci waagaan doonte wax nañ ci yu bari ba mel ni lu ko paase. muy Lac de Guiers 2. am lu ma waxoon digganteem ak magam Eumeu Sène. keroog am na lu ci xew ci point de presse bi. kàddu yooyu bu ngeen ko déggee nu ngeen ko jàppee yéen. waaw loolu ñun bi ñu ko déggee def nañ ci sax waxtaan nañ ci benn site. alors ba moo waral. ñu waxtaan ak Djily Wade. Djily waxtaan ak Pathé président wu école de lutte Mor Fadam ñu dem seeti 100% Guédiawaye gis naa tamit vidéo bu ñu def buy wane ne daje nañu dem nañu seeti Lac de Guiers waxtaan ak moom jéggulu man ci vidéo bi ma def dama ne na jëm jéggul parce que l'erreur humaine mais xoolal Boy Niang ci rafet xalaatam moom xam na ne dara ci àdduna mënu ko boole grand frère am mënu ko kii lii mu def c'est normal parce que daf la war a déstabiliser moo tax mu def loolu mu def man nag sama diggante man ak yow mburoog soow la kon kenn mënul dox suñu diggante mais libéré na ko libéré ñi nga xam ne tamit ñi ngi nekkoon te c'est pas la première fois xewoon na diggante saison boo xam ne ñoom ñett ñëpp am combat. Ama Baldé Boy Niang Eumeu Sène ma dajeek Ama Baldé ca place la Niang ne ko da ngeen ameel Pikine 9 points boobu xamul lan laay wax mu reetaan ni ma 9 points ci lan ma ne ko yow 3 points Boy Niang 3 points Eumeu Sène 3 points mu ne man dinaa indi sama 3 points ñu dem mu bëreek Papa Sow daan ko ñu feete ko Boy Niang bëreek Sa Thiès daan ko nit ñi commencé génne benn vidéo ni Ama Baldé moo wax lii nangam ñu commencé di lakk ay t-shirt am ak lu nekk ma dem seeti Landiang
mi ngi may dégg seeti Abdou Bakhoum waxtaan ak ñoom seet Boy Niang moo doon daje ba waaw Boy Niang ni moom man de man awma problème man kay li may xalaat mooy fans yi man na ko fans yooyu ñun dañ leen di dominer ci ëllëg sa maa ngi toog ak la Niang Boy Niang woo ma téléphone ni ma daal toog naa ba réfléchir xam naa li nga wax dëgg la léegi li ma xalaat mooy dama bëgg a jël drapeau bi dem seeti Ama Baldé ñu ànd dem yóbbul ko Eumeu Sène jour boobu laa xam ne Eumeu Sène day nekk roi des arènes Abdou Karim Sall ma nga fa toog Malick Thiandou mais bi Cheikh bu sëñ Babacar wooyee ma xool ay bëtam xool fi ko yëfi toll rek laa xam ne kii day nekk roi des arènes alors loolu ñun Pikine loolu la ñu xam ay mag lañu yoo xam ni dañu yor suñu puso di ko ñëw mais damay profité ci occasion bi wax ni loolu moom la Djily Wade ak Pathé Sylla moom tamit noonu la ñu nekkee Guédiawaye parce que bi ñu yëgee mbir mi rek aussitôt ñoom dañoo dem contacter ji 100% Guédiawaye ñoom it ñu dem seeti Lac de Guiers jéggulu gis nga keroog ni doon def ci bés ba ñun loolu lañu moom làmb tey li mu moom mooy làmb day dajale mais du tasaare. kon daal li ci nit ñi doon xalaat Eumeu Sène wax na ko keroog nee na ak lu mën a xew doonte kaf la wala mu déstabiliser ma xel moom daa garaaw te kenn mënu koo teel borom. mais yéen daal esprit dépassement boobu daal yéen am ngeen ko moom ci camp Boy Niang. am nañ ko bu baax parce que Boy Niang bi muy démarrer Eumeu Sène mooy premier lutteur bu mag boo xam ne day dem 5 heures du matin ñëw di ko jàppale ci contact. loolu moo tax Boy Niang ni man du ma fàtte démb te yàgg na ko soutenir te du def lenn te yëgalu ko kon suñu demee ba ñu bëgg def intox ci seen diggante ci njuumte rek parce que man Lac de Guiers du nit yooyu xëy na peut-être combat bi moo am fu mu ko toll ba mu yegg foofu mais loolu du solution nee naa leen ci site boobu ma lay wax nee naa leen li ñuy xaar ci yéen du ay waxante lu ñaaw dem leen ngeen entraîné ji li ñuy xaar ngeen livré combat bu neex même tey ji ku wax ni dama lay rey sax amateurs yi soxlawuñu koy rey. li di ko remercier ñu bàyyi la rek yan kàddu ngay tàggoo ak mbokku internet yi. waaw xanaa santaat yàlla bu baax julli ci Baye Laye ak Seydi di wax ne Pikine nag amaat ngeen la ngeen amoon saison bële passé ñetti mbër yu mag yëpp ñu amoon combat muy Ama Baldé di Boy Niang di Eumeu Sène yàlla dogalaat na ñu amaat saison bu mel noonu te li mu laaj ànd la li mu laaj booloo la li mu laaj entraînement bu wóor la ak appuyer seeni leader kon bu leen dara jaxase ñetti mbër yooyu kenn mu leen a tàggale kon li war ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen ginnaaw nañu nekk benn di daje bu même bu mbër yi mënul la daje ñoom nañuy daje di tenir ay réunion képp ku ci xewle ñoom ñëpp ñu jël seen loxo seen doole seen xaalis ak seen lépp ñoo jàppale la pour la réussite de la lutte à Pikine loolu daal lay tàggoo. jërëjëf waagaan tey laa àndaloon comme toujours rek sama caméraman seen mbokk seen xarit Mbaye Diop tey nag Serigne Faye mu sëñ Saliou laay nuyu fële ca Nord Foire sama sëriñ sama xarit sëñ Faye maa ngi lay ziare bu wér ni ma leen ko waxee sponsor bi Serigne Mbacke Madina Couture la Abo Wade fële ca Bayalu CFA mbokk internet yi bu ëllëgee ñu seetal leen beneen champion jërë ngeen jëf.